daal di door gannaaw juróomi fan ci weeru janvier bi nga xam ne bii defoon nañu am meeting fi nga xam ne moo nekkoon Daara Jolof ngir waxoon li nga xam ne mooy seen taxawaay waaye dafa amoon lu des loo xam ne dañ ko diggante woon ak yéen ne dinañ leen wax dëgg na ci ban candidat ci li nga xam ne moom mooy opposition bi la ñu fas na daal di jàppale tey jii nag ñu fas naa def déclaration bi moom Idrissa Samb ak ànd ak ñooñam ñoo xam ne ay cadre la ñu fekk baax ci Jolof ji yëpp ñoom itam ñëw teewe li nga xam ne mooy déclaration bi nga xam ne tey buñ ci jógee dañu gindeeku ci li nga xam ne mooy taxawaayu dem ak Baba Diaw DJ Joe ni ngeen ko waxee tamit ci loolu lépp loo xam ne jëm na ci tànneef gi lan moo ko waral kon Idrissa Samb déclaration bi waa Jolof Ferlo FM ak Daara FM ñu ngi lay teew. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku Sénégal mbokku Jolof mbokku Daara mbokku mouvement politique Jolof en marche mbokku parti et mouvement de l'opposition yëpp yi nekk ci Jolof ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di jéggulu ci xaar bi yàgg na waaye waxtaan la woon bu ñu doon def suñu biir boo xamante ni waxtaanu gor la ah soo leen ko seetloo ci le 5 janvier dañoo ñëwoon foofu ci place publique ba def meeting bu rëy invité waa Jolof yëpp ne leen jamono gi ñëw dinañu dellu Ndakaaru déglu ay candidats yi bokk ci l'opposition bi waxtaan ak ñoom ci suñu programme ak seen programme lan moo ci dëppoo pour ñu mën a ànd liggéeyandoo bi ñu ci jógee dem nañu gis candidat Ousmane Sonko président Ousmane Sonko mi nga xam ne moo jiite coalition Sonko président ah bi ñu ci jógee aussi am na ay ndawi professeur Issa Sall recevoir nañu ñu waxtaan ak ñoom ñu ne woon professeur dinañu woo recevoir ñu mais ba léegi dégguñu leen ah le candidat Madické Niang devait nous recevoir mais jusqu'à présent aussi il ne nous est pas revenu. Le candidat Idrissa Seck président Idrissa Seck candidat coalition Idy président ci woyofal ak njàppandalu suñu mag suñu xarit suñu kilifa Ali Saleh Diop recevoir nañu ñu waxtaan ah ci ñaari candidat yooyu mu tudd léegi muy Ousmane Sonko ak Idrissa Seck waxtaan nañ fa waxtaan yu am solo te mucc ayib waxtaan nañ li jëm ci seen programme mais aussi wax nañ li jëm ci suñu manifeste bi nga xamante ni moom mooy suñu téere bi ñu tënk di ci wax li Jolof soxla ci wàllu koom ci wàllu yeneen domaine yépp ci ñaari candidat yooyu bari na ci ay gis-gis yoo xam ne nuróole nañu ko muy wàllu ni ñuy defee politique wàllu koom gi ci Jolof ah bi ñu ñëwee foofu aussi waxtaan ak ñooñu muy candidat Ousmane Sonko ak Idrissa Seck waññeeku nañu wax ak base bi ñi ñu mën a waxal tey ñu ngi ni en réunion de bureau la ñu jógee ba def délibération bi moom la ñuy wax nii ah ci lépp nag képp ku nga xamante ni consulté nañ la ak bureau bi à l'unanimité ñëpp dañu jël décision ne dañuy jàppale le candidat Ousmane Sonko ci élection présidentielle du 24 février 2019 yi ñu jëm ah li tax nag loolu moo di ne bi ñu jokkoo ak moom ñu gisee ba ñett ba ñeenti yoon bari na gis-gis yoo xam ne ñoo ko bokk bi ci njëkk mooy d'accord nañ ci ne politique ni ñu koy defee ci réew mi war nañ ko soppi war nañu boole àndandoo changer jikko yi changer yorenu réew mi ci wàllu koom gi changer réew mi ci wàllu ger gi wàññi yàq gi ak sàmba alaar gi loolu yëpp bokk na ci li nga xamante ni moom mooy point bi njëkk maanaam wàllu defar jikko yi ndax doomu aadama ku koy defar bu jikkoom baaxee rek lépp baax am na point boo xamante ni aussi bokk na ci li ñu yàgg yëngatu di ko xeex ngir fàtte bu ñu fàtte Jolof fàtte ko Daara muy la régionalisation du Jolof ak départementalisation de Daara Jolof bi ñu ko waxee waxtaan ci ak moom ah d'accord na ni war nañu xoolaat découpage administratif yi nga xamante moo am ci réew mi ñu teg ko nag ci ay critères yu leer maanaam ci mbiru démographie maanaam ña dëkkee gox ba ak mbiru yaatuwaay bi mais aussi lépp solo mooy mbiru koom-koom gi nga xamante ni moom la dëkk ba am pour mën a fexe ba ku ci nekk la nga yellool ñu jox la ko d'accord na aussi biñ ko xamalee na ko dëkk ba ñu dëkk di Daara commune la boo xamante ni ab commune na ko wër wala ay commune wër ko buux ko wër ko ba mënutul yokk ñu xamal ko mu wax ñu lii bokk ngeen ko yeneen dëkk yoo xamante ni nekkuñu Jolof nekkuñu Dakar ñi ngi feneen ci réew mi la même chose moo leen dal
loolu tamit d'accord nañ ci ne bu ko yàlla doxalee réew mi ëllëg incha allah loolu dana bokk ci li muy soppi bokkaat na ci li ñu d'accord ci ne am réew aussi pàccoo gi dëgg la ku ne xëcc fa nga ne nañ ko def lii nañ ko def laa waaye li ñu gën a d'accord muy def des grands ensembles ba tax na am na loo xamante ni li ñu naan pôle économique pôle territoriaux de développement yi nga xamante ni maanaam gox bu nekk la fa ne ci koom ci mbiru démographie wala ci yaatuwaay nga xam ne dañuy dagg réew mi ci ay pàcc nga xamante ni régions yi mën naa wax ne dañuy disparaître waaye ci loolu wax na du doon maanaam Louga wala Kolda wala Fatick rek ay capitale département régional la rek ñoom automatiquement ñoo koy nekk ku ci nekk dañuy compétir bu ñu waree compétir nag ku ci nekk la nga am soo ko indee bu fekkee yow la yaa gën a remplir les différents critères yi ñu wax incha allah loolu mën nga nekk ki ñu naan capitale du pôle territorial boobu te loolu ku ne xam na ne Jolof am na atu yoo xamante ni mën na ko faire prévaloir ci wàllu démographie ci wàllu superficie ci wàllu koom-koom ba nga xamante ni loolu moom bu dee objectivement rek mën nañu xëccoo ak ku ci mat ci nekk. d'accord nañ ci aussi ku xam Jolof wax mbiru càmm loolu ci programme moom bokk na ci les points saillants yi nga xamante ni mooy élevage bi nga xamante ni moom la ñu xamee Jolof mu xam ne Jolof sàmm moo fa am waaye du càmm gi nga xamante ni moo xew rek jël sa nag wala sa xar dàq ko topp ko war d'accord na ci ñun ne dañ nañ jël élevage bi lii di meew mi lii di der yeeg lii di yëpp ñu créer ay usines yoo xamante ni dana ko transformer ba nga xamante ni doonan arrêté li ñu naan exporter mbiru der di ko jëlee ngaay wala feneen yóbbu ko ci bitim réew loolu war nañ ko commencer di ko defaree ca Jolof meew mi ñu tuur ak yooyu yëpp ba ci yàpp bi ba ci abattoir national bi nga xamante ni moom la ñu prévoir def ko Dakar ñi jël ko yóbbu ko Jolof loolu tamit bokk na ci li nga xamante ni d'accord nañ ci ak moom d'accord nañ ci aussi place bi nga xamante ni suñu dëkk boobu di Daara Jolof comme Carrefour bi nga xamante ni moom mooy gox bi nga xamante ni moom mooy Carrefour ci Jolof ndax ci wàllu koom ci wàllu démographie maanaam ña ko dëkkee ak ci wàllu yaatuwaay beeg yépp incha allah Jolof dina jël Daara dina am place bu mucc ayib ci politique am ci loolu nag biñ ci jógee mouvement Dem mi nga xamante ni ay naataangoom ak ay membre am yépp d'accord nañ ne danañ ànd ak kii di Ousmane Sonko premier tour di ko ñaanal yàlla jàllale ko premier tour bu yàlla defee aussi demul premier tour jàll deuxième tour ak le candidat bi génn Jolof dina ànd Jolof en marche dina continuer ànd ak moom ba deuxième tour li ñu d'accord aussi mooy mouvement Jolof en marche dina dugg léegi ci li ñu naan la coalition Sonko président te dina ci jël benn pàcc bu am solo ci campagne électorale bi waaye aussi ci li ñu naan mbindum programme mi bàyyi nañu xel nañu lépp lu ngeen xalaat ne war ngeen ko indi yokk ko ci suñu programme loo xamante ni dana laal seen gox boobu di Jolof ngeen àndaale ko ñu dugal ko ci kon loolu tamit cër la boo xamante jox nañ ñu ko d'accord nañ ci aussi dañuy ànd ak ñoom continuer ba ci élection locale yi ak législative yi nga xamante ni Jolof en marche di mouvement bi bëgg na ci jël place bu am solo jouer ci rôle bu am solo muy mbiru communes yi ak département yi loolu nag moo tax Jolof en marche jël benn décision historique nga xamante ni depuis 1960 ba léegi ku xam Jolof xam ne opposition amu fa doole toujours day xaar ba nguur ñëw ñu ànd ak ñoom dem keneen daanu ñu transhumé def loolu Jolof en marche nag jël défilé ren doonum ñoo xamante dañuy rafet le train en marche dañu teel a ànd ak ki nga xamante ni gëm na ne réew mi jox na ko bopp bitim réew jox na ko bopp mag ñi jox nañ ko bopp ndaw ñi jox nañ ko bopp góor ñi jox nañ ko bopp jigéen ñi jox nañ ko bopp ñi ànd ak moom ànd liggéey ak moom ba nga xamante ni keroog ca dimanche ca ngoon le 24 février incha allah bu ko yàlla tuddee ñi ànd ak moom porté ko ci kaw réew mi loolu moo tax Jolof en marche mi ngi woo képp kuy doomam nekk ci réew mi nekk ci bitim réew surtout nag Jolof ñi leen wax ne war nañu dugg ci histoire nga xamante ni pour la première fois dans l'histoire candidat de l'opposition gagner les élections au niveau du Jolof te mu nekk lu mën a nekk nag loo xamante ni liggéey la war a laaj léegi ci loolu ñi ngi woo mag ñi woo ndaw ñi ku nekk ka nga nekkal ka nga xam na nga ko wax mu dem jëli carte électeur am préparé jour dimanche bi 7 heures nañu fekk ci bureau de vote yi ñi defaru bu baax yóbbu suñu carte d'identité ak électeur taxaw ngir voter le président Ousmane Sonko candidat de la coalition Sonko 2019 ba pare nag toog sécuriser sa vote
toog sécuriser sa vote ngir li nga xamante ni moom mooy raam bañ a jëm ca ñag ba ngir hold-up électoral bi nga xamante ni ku xam ñi fi ne ñi ngi koy waajal ñi bañ ko ndax man dama gëm ne Ousmane Sonko Jolof en marche ak Jolof ak mouvement politique yi nekk Jolof ak parti de l'opposition yépp bu ñu taxawee ànd liggéey mën nañ ko porter haut la main incha allah ci réew mi bu soobee yàlla loolu daal la ñu ne woon di leen ko indi tey incha allah ngeen baal ñu àq bu baax ndax di jégalu ci xaar bu yàgg bi di leen wax ne daal incha allah liggéey bi commencé na léegi nga xamante ni à partir d'aujourd'hui képp koo xamante ni yaa ngi Jolof en marche na nga takku boo dee góor na nga sol sa dàll boo dee jigéen na nga takk sa sër wax ak say mbokk pour xam ne seeni doom jóg nañ ngir ànd ak ki nga xamante ni moom la réew mi jox yaakaar moom la bitim réew jox yaakaar wasalaam ñi ngi daal di jox suñu frère Daay Sow mu eggale ko ci langu Haalpulaar. donc merci président Idy donc lu ma ñëwaat ci nuyoo yi nga wax léegi damay jéem a dem directement rek ci langue Haalpulaar li nga wax loolu ma tekki ko donc mbiɗa salmina bandiraɓe fulɓe fof mbiɗa salmina jolofnaɓe ha tengte jeeyaɓe wuro Ndaar he mbiɗa salmina fof mo ganduɗa ko membre nden ko min Daye Sow Daye Ceerno Mboyo jeeyaɗo Angle l'Islam jeeyaɗa mouvement Jolof en marche ɓurɗo andirede DEM gila ɗeɗo balɗe fof soɗan lewru nde min mbaɗi meeting amen oɗo jawtuɗo Daara mbiɗen mbaɗa sollicité leader aji politique gara amen heɓe cukli liggodo amen pour élection aji présidentielle gila nden noon min goti joɗoɗo biyeteɗo Ousmane Sonko président parti biyeteɗo Pastef min joɗde mum bodi tati nayyi min joɗde Idrissa Seck min joɗde aussi yimɓe ɓe ganduɗa ɓe kadi gonde Issa Sall mbo Pire Madické Niang mbiɗen potno joɗoɗo mum mais Allah waɗani ɗum hanti nde min joɗde ɓeɗo fof nak min layde base amen bureau o jooɗi laydi ɓe poti ƴeewa hombo poti suɓa nder ɓeɗo nde ɓe joɗde nde min joɗde yimɓe min ƴeewi yimɓeɓe ɓe ganduɗa ko leader ɓe ganduɗa kamen mbaɗɗamen recevoir fof min ƴeewi tawi Ousmane Sonko ɓuuri hen ɓaɗa ɗum ganduɗa ɗum woni vision amen noon a vision Ousmane Sonko homo fottite a toɓɓe kewɗe ko wayno fewnude hande jikkuji ɗi ñin yimɓe mbaɗa hande politique hanke yeccanke kam wax dëgg yalla homo yiɗi ɗum ɗon ɗum changé te minenne ɗum heno woni ko ganduɗa ko mbiɗen hen jiɗi dara woni kala laamiɗo fof ɗen balɗe an tan koreji ma hanti jejjita ɓe lamminnoɓe jikkuji ɗi dal politique mbiɗen jiɗi fewnude ɗum si ɗum yawti minen nder DEM mbiɗen joguino yiyande nde ganduɗa nde mbiɗen cuhli nder DEM woni mbiɗen cuhli Jolof waɗe région ha tengte daaraɗande waɗede département nde min layani ɗum wi ɗum koko foti wawa won par ce que min mbiɗi hen jogui yiyande ñande fof Allah addime lesdi he mi itta ko ganduɗa ko kamɓe woni ɗo mbaɗatmi koko wiyete pôle régionaux de développement ɗi ganduɗa ɗi peut être ɗi kewata sappo ɗi gonata nder Sénégal nden Jolof ma won pôle régionaux de développement te critère uji ɗi ganduɗa tegateɗi ƴewte kono yimɓe wuro yimɓeɓe jeeyaɓe wuro hono poti hono économie wuro ngo foti ɓiɗo fof nde nden ma Daara wawa hen yihoore mum min nandiri hen mum a ɗum ɗon pour que Jolof dal ɗum acce won tan commune rural ɗum wawa won région walla ɗum wawa won département ɗum min nanodiri hen mum min nanodiri mum aussi ni no Daara hande de comité la caami hin ɗum sekki ha Daara alaɗa fofri ɗum nene wi wona Daara tan dañi on probléme guure kewɗe hande nder lesdi he dañi on probléme kam nene adde ɗum lesdi he fof ɗum ma ƴewta ɗum min nanodiri mum aussi ko abbate élevage gaynako kam mum fondi gaynako foti wawa changer ɓuuri ni homo yiɗi jangga jam si Allah addi ɗum lesdi he o séras gonɗo Dakar c'est à dire abattoir mawɗo gonɗo Dakar mo foti wonko Jolof mo fotani won goɗɗum ɗum wona Jolof ɗum kam ma addu ɗum Jolof mais pottata ɗon kala ko gari hina abbate e ko ronde gaynaka ko wayno guri ɗi jaltoɗe e gaynaka ko wayno gallaɗi ko wayno kosam foti ko addu usine aji nder Jolof ɗi ganduɗa ko nguru ko nder Jolof ɗum fewnirte ɗum waɗa exporté à l' étranger kosam ɗon noon gallaɗi noon fof ko ganduɗa ko hen ɗum nafa gaynaka ma dara hen ma wat fermaji mawɗi ɗi ganduɗa ɗi donc peut être ma change gaynaka nder Jolof dal mbaɗum hummu gaynaka nder Sénégal fof so ɗum yawti min nanodiri mum aussi
dara ni ɗum ɗo ɗum woori ko ɗum wiyete wuro wiyeten Carrefour ganduɗa wuro ganduɗa hongo jokkodiri hakkunde ɗon hakkunde Louga e Dara hakkunde Louga e Touba hakkunde Louga e Linguére rondi Matam hakkunde Louga même e Richard Toll jangga jam eɗen poti waw dañde tali doji Richard Toll Dara donc hinko woni hakkunde wuro wonga hakkude kono Carrefour te ɗum ɗon hino foti toppite ha Dara waɗe wuro ganduɗa kono Carrefour foti ko hen won fof wona hen ɗum yawti aussi mbiɗen nanodiri e donc mbiɗen nanodiri e on wiyete donc a yahdude e élection ngaji ɗiɗo poɗɗi aroyde sik élection présidentielle yawti mbiɗen foti yahde élection ngaji mairie ɗi e élection ngaji département ɗi dow raɓɓinde ko ɗum ɗo min ɓuuri nanodir mbiyatmi bandam ɓen tan Jolof no ɗum waratno hanki yeccani keɓ ɗum poti ƴewde Abdou Diouf de woni ndeɗo de yanata Jolof gotan ɗum ko 100% haɗa en Abdoulaye Wade liɓi ɗum ndon en sukkita hen heɗen doga Abdoulaye Wade de yanata gotan en ɗum ko 100% Macky liɓi ɗum cukkiɗen hen heɗen doga enen pouvoir tan gonoten ɗum taki ala ko dañaten par ce que en gabbetta min jiɗi nakko Jolof naɓe ngol ɓe gooɗo fulla ɓe gooɗo fayde o Ousmane Sonko woodi Allah waɗe mum min jiɗi ko Jolof naɓe gummoɓe daroɓe pelliti ɓe jaggirande ɗum tawa heɓe gona jeeyaɓe jaggiranno ɗum avant homo wona tawa siko woni wawa siwtor mbasen woppu tan ha neɗɗo wona ndooren sukkita donc ɗum ɗo mbiɗum yiɗno lay seeɗa mi raɓɓino ko heddi ko si Allah addi amen Jolof mamin jaha yaaji mamin jaha yimɓe he fof min jokkodira moyen parti ji ɗi ganduɗa ɗiɗa fof ko opposition yiɗi goni nder Jolof ɓen berti junggo ha woɓɓe ɓe ganduɗa koɓe ko Pastef won nder Jolof aussi ɓe berti junggo si Allah addi amen toon mbiɗe jiɗi liggoda moyen donc assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc on va donner la parole à M. Matarba qui est aussi de Barkédji, qui est venu aussi se rallier à la mouvance de la coalition Sonko 2019 et qui compte travailler avec le mouvement DEM pour élire le président Ousmane Sonko au soir du 24 février 2019. Assalamu alaikum bandiraɓe Jolof, assalamu alaikum Linguére, Barkédji e Daranaɓe fof e commune aji 19 commune ɗi fof miɗon salmini miɗen laara jammoɗon ko hande ko ɗum ñalawma mawɗo e nder Jolof e ñalawma historique mo ganduɗa ɗum heewani wadde saabu ƴewɗen tan ko kala pouvoir janɗo Jolof yandate muɗum gon noon kam sukaɓe maɓɓe mbi mbaɗata décidé ƴetta leur responsabilité en main ɓe jahada e candidat mo ganduɗa on Sénégal waɗi choisir un jeunesse waɗi choisir on waɗa espoir e nder Sénégal ede hina yakara kadi so yimɓe balli ɗum ma o change ko heewi e nder leydi he enen min mbi min jaggaranta Ousmane Sonko on paamino ɗe balɗe min jehino toon min jewtide mum Allah waɗi kadi ndeke mawni ɓamheɓe ɗo maɓɓe ne ɓe jaahi ha ɓe jewtide mum Allah waɗi jiiki amen waɗi coïncide min nanodiri hen kadi min paami il faut minenne min ƴetta responsabilité amen min balla Jolof min ballirta Jolof noon ko yahdude jiɗɗo wadde programme uji taw wona des programmes politiciens mais que programme uji de développement bawɗi wallu yimɓe ɓe ɗi gonata folklore ɗi gonata yahde haɗa yima haɗa sukkay haɗa sukkay ayna haɗa waɗa utilisé mais a waɗataɓe a wallata ɗum iwat ɗon iwat Jolof so Allah jaaɓi ede miɗen jakodi Sonko ko jaɓani min ko e ko jaɓani ko mouvement DEM ma yimɓe mbaw hen wadde ganduɗa des démarches baɗɗi sola ha de telle sorte que hay e configuration territoriale woni nina guure ɗe lelode hande Linguére, Barkédji e Dara ma ɗum etta changé ha de telle sorte que hande Barkédji horaki won département Dara horaki won département Linguére la même chose tawa enen foof goto omo waɗa administré affaire uji muɗum avec les communes ɗi ganduɗa mo wawi yahde heeɗi iɗi mbawi liggodade aynaɓe daña hen yimɓeɓe fof daña hen économie o waɗe développé kadi ko ganduɗa ko waɗate ko produire waɗe fewnite ɗon e nder Jolof taw ko des usines de production hiɗi hen mbaɗe ede ɗum fof yimɓe laydi ɗum e Sonko jaɓani ɗum so jaɓani en ɗum ɗon no neɗɗo jogui ko intention muɗum par ce que woɗɗo yimɓe gonno ɓe jogui de bonnes intentions mais neɗɗo mbawɗa ɗum waɗa jugé ko tawa a yii homo waɗa komin jii komin keɓtinani ɗum taki minenne min jeehi min ƴeewoyi goɗɗo miɗen gandi homo jogui ha edde wotko jaɓani amen ɗum woɗɗo jaɓananoɓe waɗani minen noon min meɗen ɗum e min o weyɗi amen konngol muɗum e kaddu muɗum e janggo e jaam so waɗi miɗen mbaɗi document ji ɗi ganduɗa ma waɗi signé hina ɗo enen wiye ko ɗum min laydi noon ɗum mbaɗa toon ede o jaɓani amen ɗum ɗon foof ɗum noon wandiraɓe miɗen pelliti yahde e coalition Sonko 2019 donc mbiɗa wiye tan kore jam surtout Barkédji naɓe jeunesse Barkédji ƴette responsabilité moɗon hote cuuɗe hen mbaɗe agir gila joni goppe wonde des réactionnaires c'est à dire que en ɗaccata hunde wooda enen ne mbaɗen une réponse ganduɗa une réponse qui ne sera pas efficace
ngare liggoɗo ɗen enen fof wona un combat mais ko ɗum des stratégies. La politique c'est pour le développement. Heɗen hen mbawi yiide koye men taw en kaɓani en luddani en tonidira en mbaɗani ganduɗa ko janggo e jaam par ce que en fof en yimɓe wotuɓe. ɗum ɗon noon ko mawniɓam ɓe ganduɗa maɓɓe ƴetti han oɗo décision wadde rallier maɓɓe ne Sonko 2019 coalition o maɓɓe mbaɗimi invité min garda ɗo min jooɗo ɗo kadi min liggodo hen e nder département he e sukaɓe woɓɓe ganduɗa maɓɓe niɓen toon saabu hande tan miɗen jogino réunion ji goɗɗi ɗi ganduɗa ko fa'atare nden tan woni hen miɗen on noddo onon foof garon goton au soir du 24 goto noon Ousmane Sonko mballen ɗum ƴeewen kadi vision of ne beele ma yahdu so yeeso inchallahu rabbi maa ngi nuyu sama mbokk yépp nag Barkeji Linguère Mata Barkeji Linguère Dara etc. Toutes les 19 communes du département de Linguère pour au cas où su ngeen gisee ñu feeñ fii tey c'est pour l'avenir du Jolof et nous avons choisi l'avenir, c'est-à-dire que duñu toog fii rek di croître ci ay politique yoo xam ne c'est répétitif, mais Sonko dafa incarne aujourd'hui l'avenir avec une nouvelle vision, avec des solutions yoo xam ne c'est des solutions adaptées, des solutions taillées pour chaque département, pour chaque commune, pour chaque collectivité locale boo xam ne surtout ñun am nañ poids économique boo xam ne suñuy suqale suñu activités yi surtout l'élevage et jàppale l'agriculture dina mën a dox te loolu yaakaar nañ ko. maa ngi leen nuyu yéen ñëpp nag ngeen baal ma ci kàddu yi ma joxaat ko sama mag yi incha allah. waaw li ñuy mujj a wax rek pour lancer le dernier message mooy waa Jolof yëpp ñu ngi leen di xamal choix bi def bi mouvement Jolof en marche def ngir jàppale d'abord l'opposition mooy choix réfléchi la ndax Jolof dañ ko yàgg nax yàgg ko noot ci monsieur Forage ak madame Moulin te moo fi am ba léegi ndax suñu demee ba tey bilan président de la république Macky Sall mi ngi yem ci ay ron-ron yem ci ay forage yem ci muré ak dolli loolu ñun waa Jolof dafa am fu ñu teg maanaam dañu relégué au second plan te Jolof mérité ay autoroute Jolof mérité ay tali yu baax Jolof mérité ay université ndax suñu doom yaa ngi nii di bàyyi seen njàng ngir Dakar sori na Ziguinchor sori na Ndar sori na pourquoi pas l'université de Jolof alors que l'université de Sine Saloum judd na l'université de Ziguinchor judd na l'université de Bambey judd na l'université de Dakar avec ses universités ñoo ngi fi kon Jolof wax dëgg fa yàlla dépassé nañu rang-rang bi nga xamante ne poussière ak tuberculose la ñuy jox loolu bokk na ci li nga xamante ni moo tax la Jolof en marche dit non à ce pouvoir. li may mujj a wax nag moo di ne xaalis dina tuuru lool menaces yi dina bari lool intimidation dina bari lool waaye Jolof ku ko xam ci Alboury Ndiaye ba fii muy Serigne Touba Alaaji Maalik ku ci nekk soo fi jógewul jaar nga Jolof ndax maam Abdoul Aziz Sy Dabakh ca benn kaddu ga ku xam-xam ne Jolof la waaye ngor la amoon su ma ko waxee mooy nit bu mu jaay ngoram teraanga xaalis dana ñëw lu waaye ñëw jox leen jël leen ndax suñu xaalis dana leen jox waaye nag 5000 bi ñu lay jox tey 10 000 bi ñu lay jox saako pomme de terre yéen lay jox saako ceeb yéen lay jox nga war ko lekk benn fan war a toogaat juróomi at di souffrir di réccu kon xoolaat leen bu baax a baax ki nga xamante ni bu ñëwee dina fexe ba seen doom yi ngeen xamante ni moo fi nekk mën a liggéey yor leen ndax ki lay jox jën jàngala nañu nappee moo ko gën kon nag ñu ngi leen di wax nañu ànd ak suñu ngor ndax ku ne xam na ne suñu position bii de position bi gën ci Jolof moo tax ñu jël ko waaye bu doon ay teraanga kese la bu doon ay am kese la bu doon ay moyen kese la Jolof en marche mënoon a def ni ñëpp dem ànd ak pouvoir bi ñu jox ñi oto jox ñi xaalis ñi koy pasare waaye loolu taxu ñoo jóg ñun njëriñu Jolof moo ñu tax a jóg bëgg li nga xamante ni mooy ki nga xamante ëllëg dina ñëw xam ne Jolof waxul waaw Jolof déet la wax ndax gisul boppam ci politique gu président Senghor gisul boppam ci politique gu Abdou Diouf gisul boppam ci politique gu Abdoulaye Wade gisul boppam ci politique gu Macky Sall moo tax la Jolof en marche ànd ak opposition bi yépp daal di jël la décision courageuse et historique pour ànd ak le candidat de l'espoir ngir au soir du 24 février 2019 Jolof dugg ci histoire maanaam xeex ba dem au pouvoir ngir am ay doom yi nga xamante danañ toog fa ñuy dogalee ëllëg ngir xamante ni lépp loo xamante ni soxla nañ ko ci réew mi ñu jël ko yóbbul ko Jolof ngeen baal ñàkk wasalaam. kon mbokk yi waa Daara FM ak waa Ferde FM mu nekkoon déclaration bi nga xam ne bi waa mouvement dem di mouvement Jolof en marche def nañ ko tey jii fii ci Dakar ngir wane li nga xam ne moom mooy seen position ci li nga xam ne moom mooy élection yi.